bu ko defee foog nga xàmmee ci alquran baatu Ghaffar ak baatu Ghafuur. Ghaffar mooy njéggal bi nga xam ni bu nit ki def sabab luwul ci boromam du ko ko jéggal. fastaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara. donc boobu mooy tooñ yi nga xam ni yàlla dina ci di dëgg léeg-léeg di bloqué réew wala muy bloqué pénc. tooñ yu nga xam ni bu ko seen borom fay baaluwul boo watul seen yu bari dana dem ba tardé. yooyu lañ la wax ni la boo ci duggee yàlla Ghaffar lay doon parce que yow lay xaar. mais bu dee lu nga xam nag nit ki amu ci benn part de responsabilité comme lu mel ni prostitution boobu nga xam ne nit ki amul initiative mais dañ ko forcer yàlla du xaar mu baal ko mooy circonstance atténuante moom moo koy xamal boppam rek moo tax du nekk Ghaffar mais fa inna allaha ghafurur rahim. waaw ba ca des itam mooy li ñoo tuddee sex shop ar raqs wal funun al jinsiya comme ni ngeen koy gisee ci film yi les sex shop di jaay ay produits yoo xam ne yépp c'est purement érotique di ko def ci ay film ci ay gadget di ko def ci ay habillement façon yëpp lu dugg ci yu mel noonu yàlla xaraamal na ko. xam nga lu tax wala taqrabu zina. yàlla def la wax ni la bul jege adultère. baatu bul jege bi adultère bi mooy acte mais jege bi mooy yi nga xam ni boo ko toppee di nga dem ba dugg ca yëf ya. kon nag yooyu yëpp accessoire yooyu yëpp dugg na ci wala taqrabu ci. bi ci des itam yàlla dafa am nu mu bëgg nit ñi di ko dégg li muy wax ak ñoom. fa ida qudiyat as-salah fantashiru fi l ard wabtagu min fadlillah. te mooy bisu àjjuma yàlla ni la bu ngeen defee seen faratay julli ba noppi nag bu leen neexee ngeen tasaroo ku ne seet lay xéewalu boroomam war koo mën a dimbale mu dem def ca la mu man. kon fadlullah waxuñu la n'importe comment rek nga amee ko noonu dafay laaj ay conditions préalables. par exemple façon bi yonent yàlla Yuusuf waxante woon ak al Aziz ci Masr ij'alni ala xazaa'ini al ard inni xafidun alim. te mooy bi ñu demee ba am sécheresse bu nga xam ne amatuñu benn seen récolte yëpp yàqu na ñu jaaxle xamuñu naka la ñuy defee benn politique pour que fexe ba suqali population yi. comme moom nag yàlla mayoon na ko am lu mu gis parce que moom moo révélé buur bi situation bi war a ñëw. inni ara sab'a baqaratin simaani yakuluhunna sab'un ijaaf wa sab'a sumbulatin xudr wa uxara yaabisaat. maanaam buur bi moom li mu gis mooy juróom-ñaari nag yu nga xam ni ñu ngi suur nekk en forme mais ñu dox tuuti mu gis yeneen juróom-ñaari nag yu nga xam ni ñu ngi gool yooyooy ñëw fekk yu suur yi ñu lekk leen ñoom ñi nga xam ni mënatuñ dara lekk yi suuroon kooku dafa doy waar. mu wane walaat la juróom-ñaari gubu dugub yu fees dell ba tige bi di def nii ndax àttanatul dugub ñu wan la yeneen juróom-ñaari yu nga xam ni presque la ca nekkoon ay xottu rekk a fa des ngelaw li ëf ko mu dal ci juróom-ñaari yële seen dugub jaare fa mu jaaxle nag gént gi lan la ba ñu jëlee Yuusuf nag ca prison ba nag pour mu laaj ko gént gi mu ne ko da ngeen di am yi juróom-ñaari at yi sécheresse maanaam juróom-ñaari at yii di ñëw seen récolte dana baax seen wàllu élevage ak yëpp di ngeen ci am
rendement bu rëy mais juróom-ñaari at ya cay des nag sécheresse lay doon bu ngeen économiser wul juróom-ñaari at yi bu loolu la ñëwee di ngeen toskare mu ni ko nag mais kon lan laay def mu jël la responsabilité moom Yuusuf ni ko ij'alni ala xazain al ard bàyyi ma jël gérer ko bàyyi ma gérer ko mu ni ko lu tax mu ni ko inni xafidun alim bu jëkk bi mooy ku sérieux la bi ci des mooy ku compétent la ñu ni kon nag ñaar yooyu mooy valeur yi nga xam ne ci wàllu liggéey ak personnalité doomu aadama bu mënul am c'est pas la peine nga nekk ko sérieux bu ñaareel bi mooy nga nekk ko compétent waaw moo tax baatu liberté bi tax ñu bëgg a maye lu ne parce que liberté dafay laaj ay droit te l'islam li mu gis mooy droit kenn du ko laaj droit kenn du ko laaj parce que droit boo gis devoir am moo ko yem الحقوق تفرض واجبات والواجبات لابد لها من ضوابط وحدود droit bu ne devoir am moo ko yenu boo defee devoir bi mu exiger ñu jox la sa droit mais ki deful devoir am nag te bis bu ne mu laaj droit kenn du ko mën comprendre la yastahlik wa ma amilathu aydihim wa ma amilathu aydihim afala yashkurun istithmar donc kon bu fekkee ni dañuy wax ni war na am ay conditions devoir boobu ak droit bi je crois que conditions yooyu jaadu na fu ne mais jaadu na ca affaire xale yi parce que it xale li jig mag daf ko jigul kon nag ñu di ko dugal ci yenn yi aventure la dafay laaj ñu seetaat ko parce que am na lu nga xam ni bu wàccee ci ñoom nag du ma wax la famille mais toute la société est responsable fal mujtamau kulluhu mas'ul waaw ba tax na kon nag ñu am ay conseils yu ñuy joxe surtout ci affaire xale yi ay éducateurs ay psychologues ay psychanalystes ñoom ñoo ko xool joxe ko muy conseil bokk parce que kenn du ne xale du liggéey parce que ñoom ñi koy wax xëy na seeni réew dox na doxin gu nga xam ni ñu am moyen yu nga xam ni xale yi mën nañu tudd seen bàyyi yore leen ak seen ndey mais les pays du tiers-monde duwalul aalam al-thalith des pays pauvres am na ci ñoo xam ne amuñu lu dul seen benn tool te âgé nañu ay mag lañu la ñu mënoon mënatuñu ko mais seen doom ya fa nekk rek ñoo leen mën a jàppale ah seulement il faut que ñu xam ni ci ban façon lañ koy def waaye bu ñu bëggee ne xale yi rek duñu liggéey noonu non dañuy seet nuñ koy organiser parce que am na réew yu nga xam ne boo fa bëggee wax loolu yi du sotti preuve bi mooy li mu la wan ni la convention bi ñëpp ko signé pays yi ñu la wan yëpp ñoo ko signé mais benn bu ci ne bu ñu demee situation ba mu ngi fa présenté wu aux États-Unis en Russie en Colombie en Égypte en Inde au Pakistan foofa dem te kat pays yoo xam ni dem nañu ba am ay armes nucléaires te teewul ngay dem ci seuil de pauvreté ba yeggee fenn fi am tous les problèmes du monde ba tax na kon nag ba ci jëkk mooy ñoom ñuy demander ni li gën bon mooy xale yi ñu bàyyi leen ñu def seen cycle scolaire jàng ba dem ba pare seen jàng moo xam am nañ seen diplôme wala amuñu seen diplôme ñu xëy rek introduire leen brusquement ci biir aalam al amal parce que lu ne dafa war a am période de transition
فترة الانتقال، يعني فترة الانتقال من عالم المدرسة إلى عالم العمل. باسكو لابد من مستعدات عقلية وذهنية تنفعل بانفعالاتها المستعدات الجسمانية. باسكو dafay am ñetti yëf. dafa am lu nga xam ni liggéey yu nga xam ni kattan rek la laaj. boo amee kattan rek mën ngaa def liggéey bi. am liggéey yu nga xam ni intelligence kese la laaj. boo amee intelligence di nga ko mën a def. am liggéey yu nga xam ni fokk nga boole kattan ak intelligence. boo ko deful doo mën a jëriñoo liggéey bi. ak liggéey yu nga xam ni même bu laajee tuuti intelligence li mu gën a laaj mooy des relations, surtout commerce. yooyu yëpp it foog ñu xam ko. xamit xale bi liñ ko ciy dugal ci yooyu d'abord, parce que xam nga tubaab yi boo gisee ñu ëpp ñu yitte mooy loolu. ñun nit ku ñuul la plupart dañuy jënd fowukaay pour sunu doom pour rek mu fo, et n'importe quel jouet moom lañ koy jëndal. mais tubaab moom ci fowukaay lay xame ban vocation la doomam bëgg a suivre. day changer bu teyee mu jëndal ko oto, bàyyi ko di ko xool nan lay foyee ci oto bi. boo ëllëgee mu dem jëndi avion, ñoo bàyyi ko xool ko nu muy def ci avion bi. beneen yoon mu dem jëndal ko bateau, ñoo bàyyi ko xool nu muy def ci bateau bi. beneen yoon mu jëndal ko ay pelle ay genre pic ak yu mel noonu yóbbu ko géej ga, seet ba xam nan lay liggéey ci affaire outils yi ñu ko jox. donc di ko seet par vocation bu nañu jënd fowukaay bu nur bu war a jëm ca loola jox ko, mais toujours ñu ngi koy surveiller ba xam di xool ci biir fowukaay yooyu nag bu demee ba yëpp dajaloo ban la ci gën di jël di ca gën di passé temps ñu xam ni kon boobu moo ko gën saf. bu ko defee ñu commencé nag di ko ci poser des questions di seet ndax ba xam noonu ñu ko jàppee est-ce que noonu la demee réellement wala déet. bu ñu demee nag ba am ci nag yaqin ci ni bii moo ko gën a intéressé, ñu commencé di jël livre yi nga xam ni moo jëm ci yooyu. d'abord théoriquement mu commencé am na ci yoo xam ni dañ koy def ci ay genre dessin animé, di ko jox mu di ko suivre s'il le faut, ñu dem di ko wutal ay film mu di ko suivre. donc yooyu yëpp mu di ko def ñu koy contrôler di ko seet ba mu wóor leen nag âge am ak maturité am may na ko léegi ñu introduire ko ci benn centre de formation wala ci benn atelier de formation. noonu lañ koy defee, mais ñun dañu n'importe comment dañuy fekk sax jouet boo xam ne pour jigéen dañu jëndal ko ku góor. te yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la, parce que bu ci nekk dafay agir ci mémoire am, di agir aussi ci intelligence am, waaw, ak surtout ci comportement am, waaw. bi ci des moo di xam nga bu jëkkoon chance bi nga xam ni moom la surtout suñu pays, même ñoom seen pays amoon na ca, mais ba léegi ñun ñoo leen ko gën dese. moo di bu jëkkoon xale dafay xaw gimmi tuuti rek fekk baayam ci mbaar mi, donc foofa lay nekk, fa lay yendu ci mbaar mi, fa lay commencer ñu di ko initier. wala xale bi baayam am tool, buy dem tool ba di ko yóbbaale mu ñëw di jàpp ci machine bi. xam nga kooku déjà ci wàllu hérédité dana am lu muy def ci moom, bien qu'après nag environnement bi dana am leneen lu mu koy exiger. mais xam nga léegi loolu presque amatul. sunu société yu bari léegi presque xale bi dafay am presque 6 ans rek ñu daal di koy commencer, même léegi dootul yegg 6 ans, day am 4 ans ñu commencer yóbbu école maternelle wala jardin d'enfants. 6 ans déjà fekk na ko ci biir école yi. li ci gën yéeme muy ñu ca bari seen baay dafa liggéey, d'accord moo leen di yore, mais
jamono yi ñuy gisee seen wayjur mooy bu wàccee ñëw ci kër gi moom it coono bi jàpp ko du leen sax xawtal ñëw gaaw sangu bu dee jullit mu daal di gaaw julli def ay faratay diineem gaaw ni na reer bi ñëw ñu jox ko reer bi mu daal di laaj journal bi tëdd ci kaw canapé bi tuuti nga toog tuuti dégg ko muy xandoor ndax coono bu bari. xam nga xale bu mel noonu amul occasion bu mu découvrir monde bi baayam nekk. moo tax nag ñuy bëgg waajur yi di wut occasion yu ñuy jële seen doom yi di leen yóbbu fa ñuy liggéeyee parce que lu am solo la nit ki di xam fi baayam di yenn xamit lam fay daj parce que waxuma la moo xam métier bi mais dana tax mu xam du gaspiller liñ koy jox ndax ku ñëw ci barab fekk sa baay ñaqtooy xepp sonn ba bëgg dee mu sol mbubb yu doy waar yaakaar naa la mu fay ñaqe di la ko jox boo dee nit nga tuuti di nga am noo koy organiser ci sa wàll. bi ci des itam moo di ñoom dañu constaté ni bu ñuy basé ci âge parce que âge dafay naxe parce que nit ki mën na am fukki at ak ñaar wala fukki at ak ñeent te yàlla may ko kàttan bu mu mën a defe lu borom ñaar fukki at ak juróom man mais itam nit mën na am ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom te yaramam muusagul yaxam muusagul intelligence am yeggagul fu ñu koy confier yenn yi kon nag problème bi mooy ñu xaar ba xam maturité bi fu mu toll xamit résistance am fan la toll luñ koy confier ñu soog ko confier wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism dañ ko bàyyi mooy évoluer ci wàllu intelligence ak ci wàllu kàttan waaw parce que inna xayra man istajarta al qawi al amin soog a ñëw waaw moo tax ñoom ci seen conseil yi ñuy joxe ñu ni liggéey bépp liggéey bu jëm ci ay yëkkati ay weñ jël ay marto yu rëy di dóor walla lu jëm ci même ci wàllu boucherie nga xam ni léeg-léeg ngay yenu ay partie yu diis ci nag walla ci gëléem walla ci yeneen ak li liggéey ba di laaj di yor ay jaas yi di dóor walla par exemple lu mel ni ay service militaire nee na kooku nañuy seet xale bu nga xam ni yaramam àttan na ko intelligence am it yegg na ca parce que surtout lu mel ni boucherie ñu bari duñu seet lu mel am na xale yoo xam ne boo leen yónni woon fii pour ñu dem jënd yàpp rek bu ñu ñëwee ba watul ñu dof parce que psychologiquement mënuñu xool nii yàpp te yooyu yëpp yu mat a xam la donc boo xëyee rek poussé ko ci dara te xamuloo yan mooy ay conditions yi muy dunde mën nga lor xare bi te doo ko yëg ko waaw ba ca des mooy bu fekkee ni koo xam ni intelligence am demewul noonu pour mu mën a liggéey ci ay lu mel ni informatique dooleem aussi mayu ko it mu dem jël liggéey yenn yi ñun la boo koy orienté ko ci lu mel ni parfumerie parce que loolu jaay ko yomb na walla ci lu mel ni imprimerie nga xam ni lire livre xam nuñ ko classé dem la walla ñu ne nga orienté ko ci salon de coiffure pour fu ñoo wate walla nga dem orienté ko ci atelier tailleur parce que yooyu au moins ñoo gën a woyof que nga yóbbu ko ci yeneen yu nga xam ni intelligence am yeggu ci aussi itam kattanam yeggu ci waaw mais mu am yu des ñu ni dañu gis ci jamono ay xale surtout xale yu jigéen yu nga xam ni dañoo rêvé li ñoo rêvé mooy nekk mannequin li ñoo rêvé mooy nekk star de cinéma li ñoo rêvé mooy nekk miss li ñoo rêvé mooy nekk genre steward yooyu walla ñu nekk ay genre hôtesse ñu ni nag duñ ko ni bu mu ko def
waaye est-ce que mën na jox garantie ci condition yi l'islam wax pour jigéen war ko comporter woon ci tenue ak ci wàllu doxal ni est-ce que mën na joxe garantie bi bu mënee jox matala shurut yi rek kenn dootu ko tere te mooy moo xam xuduut yi xamit fu mu war a yem bu fekkee mën na ko fa xayrun mais est-ce que yooyu métier mën naa ànd ak loolu mënul ànd ak yooyu parce que am na yu nga xam ni nekkatuloo nit instrument nga yàgg robot yéen a yem insaan ali musayyar la muxayyar ba ca des moo di li mu gën bañ surtout ci njaboot muy jéem a def liggéey parce que ñoom diw boobu bëgguñu ko bul jàpp ni parce que ñoom diw ñu ngi def liggéey bi rek nga ne sa doom na ko defi boobu bëgguñu ko bëgguñu it liggéey bu nga xam ni da nga ko xool ci publicité bi ñu wan la ko ci publicité bi rek nga daat ni gaawal jógal nangam bi ñu wane ci télé bi parce que mooy firi li sëñ Cheikh waxoon ni publicité léegi day mujj nekk tentation al ishar gis nga araba ko firi publicité mu ne al ishar siiwal loolu la firi ci tubaab mais loo xam ne dañ koy siiwal rek est-ce que jar na ko wala jaru ko ba ca des mooy bi mu gën a bon moo di koo xam ni liggéey bi yépp dañ ko ajal ci lam cay am parce que nee na li gën bon mooy yor sa njaboot bu tayee ñu fay fekk ko ci atelier mécanique bi mu nekk fa apprenti bu fa amee ñaari weer ñu yëg ni toxoon na fa dem ci atelier menuisier bi bu ëllëgee yeneen ñaari weer ñu yëgati ni toxoon na foofu dem na ci atelier électricien bi noonu lay wari du maîtriser benn métier parce que fu mu ca dem nga ne ko loo fa am te fekk patron am sax amu fa dara nga bëgg moom mu jëlee fa dara apprentissage kenn mënu koo booleeg di joxe dara c'est pas possible ah waaye yooyu yëpp bëgg loo ca am mooy liñ leen wan ci élément bi xale yooyu niñ leen di sonale pour que rek lu ñu leen di jox mais aussi buñ ko yemale foofu xale yi taxawàllu tey jàng daara xale yi jàngatuñu foo leen gis ñu ngi ci fëyi yor seen kii ngir yàlla fi sabilillah man kaana lillahi kaana allahu lahu man kaana lillahi kaana allahu lahu malheureusement ñu ngi koy wax mais li ñuy wax xamuñu ko mooy li ma leen fi nettali woon xale bi ma ko waxoon ñëw naan ma papa alaaji man kaana lillahi kaana allahu ma ne ko foo ne woon kay comme ku nekkal yàlla yàlla nekkal la ma ne ko ba nit ñay nekkal yàlla ba mu régler seen affaire yow foo nekkoon ba nga xëy di yelwaan mu ne xam ma daan ne waaw sarax ma rek ma ne ko waaw kay booboo gën gaaw ci yow waaw booboo gën gaaw bi ci des te l'islam aussi di ci insister moo di xaleel mag sax mais rawatina xaleel mooy foo koy yóbbu pour mu apprendre moo xam day jàng moo xam day liggéey nee na nekk fu sell fu nga xam ni kenn du yàq ay jikko rawatin ñu jigéen ñi parce que temps bi moo ko dul maye mais dañ lay wan ay témoignages ay xale yu jigéen yu nga xam ni fa ñu doon liggéeyee c'est comme ni xale bi doon waxee ci début bi ci Inde Pakistan la même chose ñoom def nañ témoignage yu mel noonu ay xale yu jigéen ñu xam ne fa ñu doon liggéeyee fa lañ leen violé xale yu nga xam ni fa lañ doon liggéeyee fa lañ leen jàngee ñu tux yàmba fa ñu doon liggéeyee lañ leen jàngale pour ñuy jël ay drogue te ay magaleen ci initié fa ñu doon liggéeyee lañ leen jàngal ñuy wax di saaga wax yu bon moo tax nag ñu ni bi ñu gën a amal solo même jàng li jàng di nekk farata parce que talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima waaye bu dee ci milieu boo xam ne day yàq sa éducation doom di yàq jikkoom di ko jox leneen bu boobaa
li jàng di am solo jar na nga téye ko ba gis fu dal sa xel waaw bu ko defee kon nag boo gisee yàlla di ñu wax ci alquran wa qul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun yàlla du n'importe quoi lañ koy jox mu cay teg bëtam yonent bi noonu jullit yu sell yi aussi noonu kon lii ya nga xam ni mooy jaral yàlla mu bàyyi lu ne di ko xool liggéey bu sell lay doon liggéey bu propre lay doon liggéey lay doon bu nga xam ni ki koy def daf koy def ngir jaamoo ko boromam même bu dee xale parce que xale sans dépend ci niñ ko préparé wan nañu leen ci yi passé woon Haroun al-Rachid keroog ba mu dajee ak xale ba te ñëw ne xale bi anta ibn man xale bi tontu na ko ni ko ana ibn al adab Haroun al-Rachid ni ko ni'ma an-nasab alladi intasabta ilay xale bi yow yaay doomu kan mu ni ko man may doomu teggi mu ni ko teggi nag mooy askan wi nga xam ne ci la ñëpp bëgg a bokk kon nag na nga ci yàgg waaye gis nga gëm yàlla te xam lu xew baax na xam nga même Haroun al-Rachid dafa jóge Bagdad pour dem al aradi al muqaddasa mu romb koo xam ne dañ doon wax ni dof la Bahloul ñu ni dof la mu di ko mel ni ku koy chayuté nuyoog moom ni ko idni ya Bahloul idni Bahloul ni ko bima aiduk hadi qusuruhum wa hadi quburuhum mu ni ko waar ma mu ni ko est-ce que yow laajati nañu lay waar ñi nga doon seen château yaa ngi nii waaye seen bàmmeel yaa nga nele jeex na lu mu yàgg-yàgg di nga jóge ci château yi dem dugg ca biir bàmmeel ba walaw kuntum fi burujin mushayyada mu ni ko amartu bi qadaai xawaaij moom Haroun de ni ko amartu bi qadaai xawaaij joxe naa ndigal pour ñu fajal la sa soxla boo am mun ko anta wa ana iyaalullah fa kayfa yadkuruka wa yansaani mu ne ko yow xamoo lu xew boo dee buurit ni nga nekke njabootu yàlla laa nekke njabootu yàlla da nga defa ne dina la fàttali ko fàtte ma man ni mu defare sa affaire la defare sama affaire dafa tiit mu ne ko wal aan amartu bi qadaai duyunik mu ne ko ad-dayn la yuqda bi daynin mithli faqdi duyuna nafsi wax naa ñu fajal la say bor mu ni ko bor du fay bor li nga yor ci bor doy na damal fay sa bos ba noppi te kat dañu ni dof la waaye fekk na dafa mbubboo dof gi rek la moo xam ëpp na waaw ba tax na kon nag la yasxar qawmun min qawm asa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab bi'sa al ismu al fusuuqu ba'da al iimaan kon nag wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok ñu jàng fatiha ak salaatu ala nabi ñu jàngale leen incha allah bismillah.